père dañuy wax ne. à toute situation. malheur est bon. à toute situation. malheur est bon. malheur est bon. man confinement bi ak ni nga xam ne moom la amee semi confinement bi boobu. pour être beaucoup plus précis. man comme ne dama koy positiver. ni ma koy positiver mooy. dama ci gis ay njëriñ yu bëri. li ma naa la ak càcc amatul. xanaa xamoo ne keroog bi président di jàkkaarloog nation bi. dama doon xaar pour ñu dugg ci confinement total. nee na déet confinement total. may ma ñëw. laa ilaha illallah. may ma ñëw. da nga ko wax sànq. sànq sa biir yi wax da nga ne. genn wàllu kasara moo gën kasara. waaw. très bien d'accord naa. bon je pars d'une analyse très simple. waaw bon boo ma dégloo quoi. waaw. voilà après tu auras la parole. pour répliquer. allez-y monsieur. gis nga man dama gisoon ne. parce que comme wax nga ko sànq. waaw il y a plus de cas importés. en tout cas pour le moment. waaw pour le moment. pourquoi parce que on a eu le courage. en tout cas le chef de l'État a eu le courage de fermer les frontières. est-ce que seetlu nga Italie lan moo leen gën a gaañ surtout matchu Sadio Mané football. toutes les frontières aériennes maritimes terrestres fluviales yépp. loolu courage boobu. doo ala kulli al doo def 10 jours wala 15 jours te gisoo njëriñ li. waaw man may wax ne. parce que xam nga on a prolongé encore pour ba le 4 mai. ñëpp kontaan ci. waaw maa ngi ñëw. père surtout si njàng mi. dañuy demaat ba le 4 mai. man de dama doon wax ne. par exemple. waaw loolu tamit njàng mi. waaw maa ngi ñëw suñu defoon par exemple du 1er au 15 avril. confinement total. maîtriser li ñuy maîtriser mu jeex. à partir du 20 avril ñu mën a am une vie normale ou en tout cas quasi normale. sama gis-gis la. waaw xanaa Sofia li muy wax dégguñu ko régie bi. xanaa maa ngi ñëw Sofia. tu comprends donc loolu pourquoi ma insister ci loolu. parce que dox naa la sànq sama njëlbéen wax ne la à toute situation malheur est bon. malheur est bon. ma gis ne man de wax dëgg yàlla ni ko nit ñi di métitloo. parce que aussi amul contrainte ci àdduna. parce que gis nga ñooñu ngay lim ñëpp peer. ñi ngi ci frontières yi. ñii defatuñu nii. ñii ñii jaayeetuñu. ñii lekkatuñu ñii dematuñu ñii ñëwatuñu jàkk yi tëj nañu kii yi tëj nañu nu mu tuddati mosquée yi. lépp nag lépp dee ko gën a metti amul lu nit di dund rek te dee gënu koo metti waaw donc ma jàpp ne comme ni nga waxee. genn wàllu kasara moo gën kasara. ndax dañuy ñaan yàlla mu nekk lu temporaire. di yëg maintenant suñu duggee ci biir kër yi. est-ce que xam nga ne depuis que ñu parlé de semi confinement. dugg ci couvre-feu. njaboot yaa ngi dajaloo en ce moment même. yaa ngi dégg di gën a saafante muy gën a am complicité papa yi di gën a miinanteeg seen doom yi di gën a miinanteeg seen i papa. ak yeneen yoo xam ne effectivement toog xoolante déglonte ak yam benn place moo ko indi. barka borom Touba ba Abigé bu ceddee la nee na Macky continuer dabali Fatou Diagne nee na Mati continuer dabali. sama benn xarit mi ngi may wax ne ma pros est-ce que xam nga benn affaire. ma koy nuyu au passage. Pape Faly Mbengue. Pape Faly ne ma est-ce que xam nga ne tubaab bi. wax naa fi si sama benn émission. et si le coronavirus était venu pour rééduquer le monde. tubaab daana dëkk ak moroomu tubaabam. ci ci immeuble. pendant 10 ans du ñu xamante. du ko nuyu. duñ sax nuyonte wala sax duñ sax xamante bay nuyonte. tey jii ñoom ñëpp xamante nañ saafonte nañ. dugalante nañ. di parce que ñoo bokkandoo toogandoo ci appartement yi. même bu fekkee ne l'État dessert un peu pour leur permettre de faire des promenades de comment dirais-je d'une heure de temps. ñoom ñëpp ñooy bokk ci parc yu ñu nekkandoo. ñu saafonte bi. xamante bi. dimbalante bi. parce que aujourd'hui bari na ñu jàpp ne suñu génnee ci feebar bi le monde entier. beneen monde la ñuy am. beneen monde parce que lu tuuti. loo xam ne microscope rek nga ko mën a gisee. kenn mënu ko lëmbee àdduna ba tey amul avion buy naaw. amul kuy si stade bu ubbi tout le monde est à terre. ci loo xam ne nit mënu koo tëj bët. boo defee simulation bi. loxo yàlla rek moo mën a nekk ci biir. rek ndax moom rek la ñu gisul. te mu nekk fépp. tu comprends. bu baax sànq da nga ma posé question ne ma. lan mooy différence entre regarder et observer. ma la koy wax ci gàtt rek ci gàttal pour ne pas monopoliser la parole. on regarde avec les yeux. tout court. mais on observe avec la tête. très bien. voilà yaa ngi observé nit ki. di xool ndax waxi démbam méngoo na ak jëfi tayam. yaa ngi observé nit ki. di xool ba xam na mu meloon démb mel na ko tey jii. yaa ngi observé nit ki di xool ndax lawoon ca moom
mi ngi ci moom tey. très bien mais regarder nag da ngay xool rek. xool voilà regarder moom tu peux regarder. et puis mieux tu peux même regarder sans voir. bien waaye. mais quand tu observes tu vois toujours. c'est ça la différence. observer. non man kaw la. waaw ma ne ko observer regarder voir fi mu toll nii tous les yeux doivent être figés sur le coronavirus. très bien foofu laay waxee. en tout cas. war nañ ci bàyyi xel bu baax. nanu xool observation bi ñuy xool. Sophie li ñuy observé nii. ci coronavirus li mu indi. waaw càcc gi wàññeeku na. bu baax góor ñaa ngi tëdd si. da ngay dem sax ci biir analyse damay duggaat ci biir kër gi wax nañ ko maanaam soo duggee ci biir kër yi. papa lu baax lu ne ca biir kër la ne. wante safaan su ne tamit ca biir kër la ne maanaam dafa baaxoon. ñu naan démb waajur bi dafa war a bàyyi xel ci njabootam. tey coronavirus obligé na yenn waajur yi. obligé na leen ñu bàyyi xel ci seen njaboot. très bien. coronavirus obligé na waajur yi. ñuy laaj seen doom loo doon liggéey Sophie. parce que wax naa ko nee naa sutura su bëri dañ na. borom kër yu bëri dañ doon gagné seeni vie au jour le jour. maanaam ngay dem. soo demee liggéey boo ñëwee nga joxe dépense kenn du xam loo denc ak loo dencul mais lii dina tax sutura yu su bëri xaaweeku. am na ñuy wax ne agression yi am na ba tey d'accord mais jamono ji ku génn agressé sa bakken ngay jaay. parce que dinañ la jaay. léegi nag agresseurs yi woon démb ñi ngi ci biir kër yi toog à 20h. amaana ne nit da doon agressé démb ñëw jox waajuram du ci xam dara parce que parents yi amuñu habitude di laaj seeni doom foo leen di jëlee seen xaalis ñeneen ñi nekk ay nitu guddi. et parfois c'est même la pression familiale. Sophie mooy nga nekk jigéen nga nekk ci kër au lieu noo mënti mel say waajur uuf la nit ñi uuf la ñu jàpp la xoolal sa doom diw toll nga ci âge liggéey demal def nangam ba sa doom bu jigéen mujjee ci liggéeyu guddi. tey bu 20h jotee kër yëpp tëju. tey ka la doon jox sa doom jooju daan la dundal di nga ko laaj tey loo doon liggéey. su fi dogguma la mais pour man fi ñu toll nii instant bi c'est un moment bu nga xam ne comme dañ ne confinement bu nga xam ne c'est pas total. mais am nañ temps bu bëri boo xam ne war nañ mën a toog. réfléchir par rapport ak comme li nga wax léegi c'est-à-dire dafay am yenn affaires yoo xam ne dañ cee nëppal. lu ci nekk tege ne mën naa wëy mais corona bi am na lum ñu jàngal ñun ñëpp en tant que sénégalais. am na ci ñu doon nekk yoo xam ne ay banalité la. tey on est obligé jël loolu tegee ko de côté dem directement ci li nga xam ne moom mooy li baax moom mooy li gën ñu def ko après duggaat suñu biir kër. donc c'est une façon. ñu yaraat suñu bopp et ci côté boobu la ñu war a jàngaatee bu baax pour man à mon avis. effectivement maanaam li tax sax thème bi nekk ci biir famille yi moo tax ma dugg fa c'est-à-dire nan la nit ñi dinañ obligé recadrer waat waajur yi dinañ obligé seetlu seeni njaboot dinañ obligé question yi ñu doon bañ démb di ko poser seeni njaboot parce que loxo bala daan jox di la dundal boo ko gisatul di nga ko laaj anamu donc yooyu noonu yëpp ñu war si bàyyi xel te it mosoon naa ko wax fii papa ma ne ko communication mooy yar doom. waxtaan mooy yar doom mooy tax mu am confiance mooy tax mu xam lu mu war a def ak lu mu warul def am na nag ñoo xam ne tey doom yoo xam ne lu bari lu ñu nekkee tey bëgg peut-être teral ay wayjur moo leen ko yóbbee ba ñu ciy lor yeneeni wayjur ak yeneeni doomu aadama donc lu bari mën naa ne ak corona bi dina wàññeeku te dina feeñ ci biir famille yi su ma demee plus profondément ma dem ci wàllu santé pourquoi may wax ñun ñi nga xamante ni ay baadoola la ñu war a góorgóorlu papa parce que tey boo gisee corona xàmmeewul borom alal ak néew di doom da lay dugg place amul ci hôpitaux yi c'est comme ku mel ni Pape Diouf la ñu defaral appareil respiratoire yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ak daraja bi mu mën ci am nu mu mën ci toll ak ni mu amee moyen j'appelle toutes les familles yi nga xamante ni amuñu moyen à la réflexion c'est-à-dire nan la ñu war a doxalee ba ñun lii duñu dal xoolal tey ki nga xamante ni mi ngi toog këram mais ñun ñii may woowee ñun baa doole yi nga xam ne loxo yi néew di doole lañu da ngay gis ne ñun lay gën a sonal ñun lay gën a sonal parfois boo feebarul sax beneen feebar dal la muy xiif Safia sénégalais na am wér gu yaram biiram fees musuñoo am beneen problème mu àdduna moom na am wér gu yaram biiram fees léegi boo ne ko pour nga am wér gu yaram foog nga toog doo lekk damay rejoindre papa fi mu doon waxee c'est très important bëri na ay nit ñoo xamante ni tey ñi ngi seen biir kër toog ak njàqare billaahi maanaam moo tax ma doon wax ne virus bi xajul ci pays comme le Sénégal parce que daf ñu fekk déjà parewuñu ci dara il faut le dire dañoo parewul ci benn domaine tey suñuy médecin ñi ngi def seen kémt lay kàttan pour faj ay malade
ay jàmbaar lañu mais bu virus bi demee ba yokk da nga ne comment les familles vivent ci catastrophe la ñu jëm te loolu la ñuy jéem a wax ak askan bi expliquer leen et déjà ñu ngi koy dund ci biir famille da ngay gis waajur bu doon wàccee 5000 francs dépense wala n'importe quoi tey bu wàccee day xool njabootam amul lu mu leen jox amu ko man ki ma mujjee woo jour bi président di wax couvre-feu dafa ne ma léegi jant bi dugg te xam naa ne du ma reer ak sama njaboot boo si jàppul donc mu nekk yoo xamante ni ñun ñu mel ni ñun duñu supporter genre réflexion yu mel noonu moo tax ma naan rester chez vous bi ñuy wax nit ñi toog leen seen kër c'est bel et bien bon mais ñan ñoo war a toog seen kër éducation yi ci biir kër yi ñu xoolaat ko fi may daanelee avant ma lay joxaat kii bi mooy les xale yi nga xam ne jàngiwuñu il faut que ñu trouver moyen occuper leen si biir kër yi c'est-à-dire bu fi nekkul révision mu nekk yenn exercice yu ñuy def parce que confinement bi à partir de 20 heures lay commencer maanaam confinement bi kon avant 20 heures am na xale yoo xamante ni ba tey ñu ngi ci mbedd bi yow bu 20 heures jotee ba tey am na ñoo xamante ni wax naa ko seen i Netflix la ñu ne yeneen parents yi ñi ngi xalaat le lendemain ni ñuy dawee ci dépense bi ba au lieu ñu profito pour defaraat famille bi bàyyi xel doom ji ci gën a ndaw xool doom ju góor ji lan lay liggéey xool doom ji jigéen lu muy liggéey les familles ñi ngi gën a nekkaat ci njàqare ba on a même plus le temps de se retrouver c'est le moment de se retrouver et de faire attention